صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ماء مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ماء مع الحبس والسفر. tey nag dañu daje fii nga xam ne fi le service national éducation information def dalam ma profité ci occasion bi sant le comité d'organisation de Touba Serigne Ousmane Mbacké ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko yor ci li ñu jàppale ba ñu mën a am fii fu ñu mën a teg suñuy tànk loolu moo tax tey ñu teew fii service yi nga xam ne nag ñoo gën a impliqué wu ci organisation màggal gi tey ñoo fi teew muy service national hygiène ak capitaine Fallou Sarr xam nga service d'hygiène ñoom avant màggal gi ñëw nañu sëñ Fallou bu jëlee parole dana ci gën a ñëw ci li leer fii tamit am na fi service SAMU national nga xam ne ñoom it bu docteur Wade jëlee parole léegi dana ko gën a leeral ñoom ñooy saytu ambulance yooyu nga xam ne ñooy faj doomu aadama yi ak ñun suñu service nga xam ne depuis 5 jours tamit ñi ngi fi di def ay actions de sensibilisation. màggal gi boo xoolee léegi dañ ko nguur gi daf ko organiser teg ko ci loxo ministère de la santé et de l'action sociale ci njiital ministre de la santé jox ko nag médecin chef de région de Diourbel docteur Mamadou Dieng màggal gi yëpp région médicale moom moo koy piloté ànd ko ak district yi parce que bul fàtte ne màggal bi Touba la waaye dafay impacté ci yeneen villes yi depuis Dakar day am dispositif bu fay ne Thiès ñi fiy ñëw ci nit ñi buñ ko doon xayma ci tubaab ñu ngi wax 6124 mooy juróom benn junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mooy pour màggal bi yëpp waaye ci loolu 5105 mooy junni ak ñaar téeméer ak juróom ñooy nekk fi ci goxu Touba ñi fiy ñëw dañuy def li ñuy wax consultation foraine mooy màggal fu ay nit bari même boo demee foo mën a dem bu am pèlerinage day am couverture sanitaire parce que nit ñi mun nañ fa feebar wala am ñoo xam dañuy am feebar indiwaale ko foofu donc foofu ñu taxawu leen seen njëriñ nag mooy taxawu pèlerin yi ci dans l'urgence ku ñëw sa bopp métti ñu ligganti la ba sa bopp sedd nga mën a def sa pèlerinage loolu mooy njëriñ bi te tamit lenn li tamit 182 points de prestation mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar mooy totalu point de prestation yi waaye ci Touba 132 la muy téeméer ak fanweer ak ñaar. 2007 ba léegi maa ngi fiy ñëw 2007 maa ngi doon dal kër sëñ Baara kër sëñ Fallou bi ñu liggéey ba metti trop 2007 ba léegi moom yàgg na xam nga ma am ba 2020 ñu jëlee ma foofu yóbbu ma bayti ren laa fi am 3 ans. ñu ñëw di dimbale ñu amuñu xaalis bu ñu def ci askan bi mais am nañ doole suñu doole boo xam ne dañuy ñëw di faj si nit ñi di dimbale ñi nga xam ne dañoo feebar sonn ñu leen dimbale di liggéey di daan suñu doole daal di liggéeyal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg di ànd ak wér ak mboolu mu jullit. national balaa ñu ko implanté fii sax chaque màggal dañ daan dajale. ambulance yi matériel moyen yëpp ñëw daf suñu màggal temps boobu hôpital Matlaboul Fawzeyni moo doon base bi waaye depuis daaw dañoo ubbi base fii ci Daaru Marnaan base bi nag lépp lu ñuy def Dakar danañ ko mun a def fii maanaam antenne la délocalisée boo xam ne numéro 15 bi comme Dakar moom ngay oote. médecin yi ngay jot moom nga fiy jot ñi nga xam ne ñooy uyu appel yi tamit ñoo ngi fi kon nag de moyen la pour jege population bi ci seen soxla ci urgence boobu nag liñ ci soxla mooy képp koo xam ne mu ngi ci urgence soxla nañu xettali ko te xettali nag moom bi ci gën a gaaw mooy mu am numéro boo xam ne képp koo xam ne soxla na mu oote ci te loolu la ñu def muy 15 boobu 15 boobu sax mun na dimbali yenn ñi pour bu ñu soxla woon pompier sax bu ñu oowee jotuñu pompier bu ñu ootee ci 15 bi sax ñun mën nañu ak si régulation bi ak moyen communication yi ñu am ba
pompiers yi gën a jege sax ñu mën a xettali en attendant pour ñu def ni ñuy wax médicalisation secours. Donc situation yi nga xam ne moom mën a am fii Touba situation yi pour gérer urgence yi la. yenn saa yi dina am ay accident yoo xamante ne tamit yu grave lay doon si biir Touba bii tamit ñëpp xam ne ni trafic bi bëri na trafic bi metti na tamit ndax ñëppay jaxasoo muy oto yi muy piéton yi muy charrette yi donc foofu si biir dëkk bi tamit interpellé nañu si yu bëri si ay accident de la voie publique yu am ñu ngi interpellé tamit si biir kër yi xam ngeen ni tamit dem bëgg dikk bi dafay metti donc personnes âgées yi ak personnes yoo xamante ni mënuñu dem à domicile du moins si établissement public de santé yi wala si centre de santé yi wala si poste de santé yi ñooñu tamit dañuy interpeller si lu mel ni consultation à domicile wala si lu mel ni urgence mais lépp rek dañ koy lëkkaloo ak waa région médicale ak dispositif bu ñu def si moo xam si poste médico avancé yi la moo xam si hôpitaux yi la moo xam si centre de santé yi wala ba si poste de santé yi. Service national de l'hygiène ni mu ko baaxoo defee noo ngi fi depuis le 20 août ak renfort boo xam ni région bu nekk 14 régions yi fu ne benn véhicule jógee na fa benn pick-up ak chauffeur ak en tout cas ci wàllu nit ñi lim bi mu dem mat nañu téeméeri nit ak ñaar fukk. priorité yi jox nañu ministère de la santé service national de l'hygiène jox nañu li ñu yittewoo woon d'ailleurs ministre bi sax jaaroon na fi ba évaluer li ñu yittewoo woon ci produit macha allah mairie Touba aussi appuyé na en produit comité d'organisation bi donc la ñuy liggéeyal def nañu li ñu tuddee pompe kër yi lu ëpp ñetti junniy kër pompe dañ leen ak barab yi nga xam ne ñooy barab yi ñëpp yi daje muy jumaa ji di résidence Khadimou Rassoul yi di jàkka yu bëree bëri ak ay daara li mu daara yu bëree bëri ak barab yi nga xam ne ñoom la ñu waajale janaasa yi bàqaya ak kii bi foofu yëpp pompe nañ ko mais comme mënunoo dugg ci kër yëpp it jàpp nañu am na ñetti guddi yoo xam ne oto yi génn nañu ñu poudre biir Touba pour wàññi weñ yi ak yooyu ak yëpp loo xam ni dana mën a lor dana mën a nank luy gàllankoor wér gu yaramu ku jaay yi ba léegi ba tey xeex ak yooyu di naawit li ñuy wax délarvation maanaam fekk wala njaan yi fi ñu nekk bala ñoo génn ñu fekk leen fa xeex leen ko aussi am na équipe boo xam ne mi ngi ko doon def loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne mooy opération technique yi am nañu équipe boo xam ne moom moo doon topp ndox mi di saytu ndox mi suivi qualité de l'eau ñoom dañuy def bactério bi maanaam ci biir ndox mi dañuy càmbar ndax amul xeetu doomu jàngoro yi nga xam ne dafa lëkkaloo ak dem àll ba yi moom la ñuy wax péril fécal ak yeneeni xeetu bon ay tooke yu ñu ciy xool loolu tamit ñi ngi ci xool qualité eau boobu aussi am na camion yu état bi jox comité d'organisation ñoom it dañ leen di gunge bi ñëwee ñu xool leen yi ci sell mën a duy ndox ñu bàyyi leen am na ci ñaar yuñ am na ci yu ñuy recalé ndax xëy na dañoo seenu dafa bari xomaag wala mu nekk yoo xam ne si daal melul ni mu war a mel. comprimé purificateur d'eau bi ñi ngi wax jigéen ñi aussi naka la ñuy utiliser eau de javel bi ak comprimé purificateur yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. am na beneen équipe boo xam ne moo topp camion vidangeurs yi la yooyu tamit xam nga état bi daf cee jox ab lim bu bari ci camion yooyu lu mat 4 junni rotation 4000 rotation danañ ko defal comité bi ñu ñëwee xool nañ leen yi nga xam ne si amoon nañu sikk wax nañ leen ñu réparé ñi nga xam ne am nañu sikk suñ mun la réparé génne nañ leen bokkuñu ci ñeneen yi ñi ngi liggéey comité bi depuis booba yàgg na ñoom tamit ñoom it ñi ngi leen di topp ndax ñuy mën a yóbbu lu ñu duyee ci kër yi ci mbànd yi ñu yóbbu ko fañ leen ko sant ndax am na ci ñoo xam ne aussi bu ñu génnee fii bala ñoo sori am neneen nu ñu def kon am na équipe bu leen topp am na aussi beneen équipe boo xam ni mooy topp dugg ci jabi ndax am na ñoo xam ne si dañuy profité ci màggal gi indi ay xeetu ñam yoo xam ni yii dañoo yàqu yii gàpp ba dafa jàll lu ci mën a am rek ñooñu ñu ngi ci biir marché bi ay fan ñu ngi fi génneegul nañ ci lu ëpp ñaar fukki barigo maanaam mooy 2 tonnes ci loo xam ne si mooy xeetu bernde yi rek yi ñuy naan ak yi ñuy ànd ak yi dem ci cin yéeg ak yu demee noonu yoo xam ne valeur bi daanaka mat na million ak genn wàll. moo ngi topp waañ yu mag yi waañ yi la dem nañ Wilaya dem nañ Isbu Tarxiya dem nañ waañi Kër Sëñ Fall dem nañ ci waañ yu mag yëpp daal ñafa ne ñu gunge leen ci xalaat ak waxtaan ba nga xam ne ñam ya nga xam ne dañ leen di jëfandikoo mu ñu bokk ci biir bernde bi te kenn du leen togg ñu sàllonteeg ñoom ba nga xam ne ni ñu leen war a décontaminer ni ñu leen war a désinfecter ak lañ ca war a def lépp ñu waxtaanee ko ak ñoom
boole ca tamit jox leen ay comprimé jumtuwaay yi nga xam ni mooy aquatab yi nga xam ni moom la danañ ko def. bi ñu jugee Ndakaaru ci ndigalul suñu directeur monsieur Bara Gaye donc sur instruction aussi du ministre de la santé et de l'action sociale gisante nañu ak MCR gise boobu sax moo ñu permettre vraiment ñu tënk lan la ñu war a dérouler comme activité de communication de sensibilisation. Donc ci biir tënk boobu noonu moom jox nañu ay yoon nañu kat ci région bu sañoon ak période bii mu tombeel ñu communiquer maanaam ñu waxtaan ak askan wi ci lu jëm ci paludisme sibbiru ñu waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci feebar yi nga xam ne mën naa soqeekoo ci ndoxum taw mi taa wala ñi nga xamante ne dañoo génnoon seen i kër war ca delluwaat. Donc naka lañ leen war a sensibiliser préparer leen ba nga xamante ne bu ñu delloo ndax kat dañoo war a dalal ay gan naka la ñu war a comporter woo mais aussi ci seen hygiène individuelle maanaam lu jëm ci raxas loxo yi ak ndox ak saabu def ay dispositifs de lavage des mains ci buntu wanag yi ak yu demee noonu pour que hygiène en tout cas ñu mën ko assurer ci biir màggal bi. wax nañu tamit nañu waxtaan ak saareen yeeg soween yeeg ci lu jëm ci wàllu feebar maladie chronique yi donc ñooñu dama leen a utiliser rek comme alibi mais wax nañu ngir ñu waxtaan ak képp koo xamante ne dina ñëw ci màggal gi ci lu jëm ci feebar bu mel ne diabète wala tension ak yu demee noonu ñi nga xamante ne daal dañuy topp traitement te ànd ak feebaru dëkkaale ñu ñuy wax maladie chronique nañu respecter seen traitement yi mais aussi li nga xamante ne moom lañ leen digal pour que ñu war di xewloo noonu ñu jéem ko respecter. Donc bi ñu jógee ci loolu ci lañ ñëw ci district bi ànd ak région médicale bu Touba bu Mbacké donc ñu tënk ay activités yu ñu war a dérouler de manière opérationnelle ci lañ tàmbalee ak ay caravanes. Donc ci biir caravane yooyu sax ànd nañ ci ak acteurs communautaires yi ne Touba le réseau voilà des acteurs communautaires de Touba donc ñu sillonné mën naa ne lu mu néew ñaar fukki localité ci biir Touba sillonné nañ ko. Donc ci biir Mbacké lu mu gàtt moom it visité nañ lu mat fukki bërëb fukki localité ci biir Touba Mbacké donc fukki quartier. Donc yooyu noonu permettre nañu vraiment ñu échanger ak population yi ñu poser ñu ay questions ñu laaj ñu ci seen wàllu wér-gu-yaram ñu tontu leen ci li nga xamante ne moom le ministère de la santé et de l'action sociale di def ak di waajal def pour couvrir màggalu Touba bi. Donc ci échanger nañu ak ñoom ñenn ci ñoom may nañ leen ay produits Aquatabs yu bëri parce que région bi waa ADEMAS dañ ko jàppale fukki millions comprimés Aquatabs donc ñu doon ko distribuer waale ci màggal gi ngir gën a mën a sellal ndox mi ñuy jëfandikoo. Donc may nañ leen loolu may nañ leen ay produits d'hygiène lu mel ne eau de javel bi lu mel ne savon liquide yi entre autres ak ay dispositifs de lavage des mains. Mais aussi waxtaan nañu ak ñoom ci wàllu wér-gu-yaram d'une manière générale surtout jigéen ñi tamit sensibiliser nañ leen parce que kat du période màggal dafa jot rek dañoo war a bàyyi seen wér-gu-yaram surtout jigéen ñu wérul ñi mu sooxe. Donc rappeler nañ leen surtout tëdd ci moustiquaire bi dëgg la naam dañuy dalal ay gan mais tamit ñoom dañoo nekk ci ñi nga xamante ne dañoo vulnérable maanaam pour jàngoro dugg leen dafay yomb donc ñu fàttali leen seen bopp fàttali leen naka lañ war a comporter woo. Donc dem nañ ci teen yi comme fu mel ne Mbacké dinaa ko citer fu mel ne Ndiayeen donc dem nañ ci teen bi foofu ñëpp xam nañ ne presque Mbacké ak Touba yëpp fa la ñuy ravitaillé woo wala boog ñi ci ëpp fa la ñuy ravitaillé woo ndox donc mayee fa ay comprimés Aquatabs mais aussi waxtaan ak chef de quartier bi. Chef de quartier Ndiayeen toog nañu ak moom ci ndimbalu suñu directeur ñu jébbal ko ak ci ndigalu préfet bu département Mbacké ñu jébbal ko ay kit d'hygiène jébbal ko waale moustiquaire c'est le lieu aussi de remercier waale waa PNLP. Donc ca Mbacké jot nañ ci suñu activité rek yu ñuy def bokkul ak yi nga xamante ne moom la district bi jiite woon joxe nañ fa 200 moustiquaires lu mu néew maye nañ ko population bi ñi nga xam ne dañuy dalal ay gan ak ñi nga xamante ne xëy na soxla woon nañ ko te mënuñ ci woon a jote donc ak communication de proximité bi ñu def permettre nañu daal vraiment ñu mën a ratisser large mën a dem ba ci localité yi gën a reculer fu mel ne Bobareel fu mel ne Ndoyeen extension nga xam ne ay sancaan lañ koy woowee donc ñu saafoonteeg communauté yooyu donc waxtaan ak ñoom ci wàllu wér-gu-yaram d'une manière générale. Donc def nañ tamit ay émissions rajo yoo xam ne ay émissions intégrées la yoo xam ne dañ ci ratisser large vraiment l'antenne était ouverte nit ñi mën di woote di la wax seeni soxla ña fa toogal fa ministère de la santé ñu mën leen a indil ay tontu yu leer. bañ jógee ci loolu it dem nañu wax dëgg yàlla ci suñu hôpital bu bees bi nga xamante ne président de la république vraiment daf ko jagleel département bi jagleel ko waa Sénégal jagleel ko sax mën naa ne sous région bi muy hôpital Cheikh Ahmadou Bamba bi Cheikhul Khadim. Donc dem nañ fa gisante nañoo directeur bi waxtaan nañu ak moom ci lu jëm ci wàllu communication bi hôpital bi def mais aussi
offre de service bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci jamonoy màggal gi ñu toll. Donc profité nañ ci jox leen banderole, benn banderole, ñaari banderole yoo xamante ne ci ndimbalu USAID Breakthrough Action lañ ko defaree, donc pour que ñoom tamit ñu mën a renforcer seen communication. Donc am na ci kanam incha allah fii ak ay bés yu néew dina am yeneen i liggéey yoo xamante ne danañ ko def ak hôpital boobu noonu bu muy un joyau boo xamante ne Sénégal moo ko moom ak yeneen hôpitaux yëpp incha allahu rabbi pour gën a améliorer communication ba nga xamante ne ku fa ñëw sax di fajoo si di nga fa jëlee ay informations à travers seen télé yi ñu teg foofu. Donc y a un vaste chantier que le directeur du SNEIPS a initié, mais loolu xam naa dina ci dellu siwaat beneen yoon pour ñu gën ci mën a waxtaan. Birahim wax na ne SNEIPS am na ay activités yu mu déroulé surtout dans le domaine de la communication, mais loolu bu amee dafa am ñu jàppale SNEIPS pour mu mën a def liggéey boobu te ñun UNICEF si lañ bokk. Donc ñun toogal nañ fi UNICEF pour appuyer les activités de communication, on l'a fait par le passé, mais dans le cadre du Magal Birahim wax na ko ñëw nañ fi weer ak genn wàll si ginnaaw pour recenser les besoins en communication de la région. ci liggéey boobu liggéey nañ si ak ku toogal UNICEF au niveau de la région muy madame Soxna Ndiaye miy toog. Donc bu ñu teelee Dakar defar nañ plan d'action comme nu mu ko waxee, plan d'action boobu moom lañ ñëw def mise en œuvre fii avec la région. Donc ñun UNICEF ñoo permettre en tout cas au SNEIPS de mener une partie de ces activités. boo déggee Birahim wax l'essentiel des activités yi ñu def fii communication la, mais balaa ñuy ñëw fukki fan ak juróom si ginnaaw au niveau national commencé nañ communication bi parce que am nay spot yu ngeen di dégg ci rajo yi ak ci télé yi, les télés nationales et les radios nationales dans le cadre des mesures de prévention pour les populations balaa ñuy ñëw màggal, parce que ñun dañuy communiquer avant nit ñi ñëw màggal. Donc SNEIPS loolu la développé avant muy ñëw, mais aussi activités yi ñu développé au niveau opérationnel pendant ces 10 jours là bi yi ñu fi def, c'est des moyens qui ont accompagné ces activités là. Birahim wax na fi ay kit yu ñu jox ay sëriñ daara, ay chefs religieux ak population yi, les populations démunies, pour leur permettre de prendre des mesures préventives pour def màggal bu mucc ayib. Donc yooyu yëpp dafa am ay partenaires yu jàppale ministère de la santé pour ñu mën a def activités yi. Donc loolu la amoon li ma ciy wax ci appui bi nga xam ne waxuma la sa UNICEF sax, mais am na yeneen partenaires comme Birahim l'a dit, ADEMAS ak ñoom Croix-Rouge, ñoom Breakthrough Action, OMS jàppale nañu système de santé bi pour mu développer activité aussi bien technique comme Fallou l'a dit, mais de communication pour permettre population bi ñu ñëw def fi màggal boo xam ne buñ fi jógee ku nekk day ñibbi ak wéru yaramam fekk njabootam ci jàmm. sant journalistes yi nga xam ne ñoo fi teew yéen ñëpp, madame le ministre jox nañu ndigal pour que ñu gën a continuer ci sensibilisation bi. danañ dugg ci kër yi, dem ci waañ yi. bu ñu jógee fii léegi dañu war a yóbbu produit yi nga xam ne moom lañ indil comité d'organisation bi ci jumaa ji ak résidence li wër Touba moom ci ak ci kër yëpp yóbbu nañ fa lépp li nga xam ne dana dimbale jigéen ñi ci waañ yi, ak muy gel yi, muy li ñuy raxasee loxo yi, madaar yeeg saabu yeeg yëpp. loolu service bi vraiment góorgóorlu na ci. salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala